asalaamaaleykum mbokk yi ñu leen nuyu ku nekk turam ak santam comme ni ñu ko faral di def bëccëg bu nekk dañuy woo fi ay kàngam ci seen studio i rajo ITV di waxtaan ak ñoom ci li xew ci réew mi bi leen waxee mbas mi ak architecture xam naa ñu bëri dañuy xaw jaaxle na lan moo xew waaye architecture dëkkuwaay dafa bokk li xamante ne ci mbirum santé ndaxte santé ak dëkkuwaay lu am solo la moo tax tey ñu woo ay kàngam ci métier boobu kii di Mbacké Niang kenn du ko présenté Sénégalais yi moom chercheur la enseignant la architecte la di tamit di invité bi keneen beneen kàngam bi nekk Sénégal te liggéey lu bëri boo leen gisee tey la baie bi nekk fale ci Maroc soo leen gisee Angola xëy na ñu bëri xamuñu ko waaye loxoom dugg na ci mooy Pape Goumbalo moom moo yore CEREC centre expérimental et de recherche et d'études pour l'équipement. te xam ngeen loolu liggéey na ci lu bëree bëri ci mbirum littoral bi mbirum dëkkuwaay bi naka lay demee dañu xool tey feebar bi am fii ñëw ci réew mi naka la mun a dugg ci kër yi surtout nu ñu dëkkee ñun parce que suñu tradition mooy tëncaloo ci biir kër yi nekk ci biir 10 15 20 yenn saa ci kër te feebar bi dafa bañ maanaam nit ñi gën a jegante naka la ñu mun a xalaatee bu ñu génnee ci feebar bi yeneen façon dëkkuwaay bi xamante ne bu ñu ci dëkkee bu yeneen mbas yi ñëwee daa ci mun a mucc te ci biir kër yi mun ci dëkk ni ñu waree surtout mag yi nekk ci kër yi ñu war a aar Mbacké Niang ñu ngi lay nuyu di leen sargal yéen ñaar ñëpp toog fii si studio bi te di leen jaajëfal ci nangu bi ngeen nangu ñëw waxtaan ak ñun tey ci loolu mbas mi ñëw na ci réew mi ñu bëri xëy na xalaatuñu woon nu ñuy dëkkee ak feebar bi ci biir kër gi mais ñu bëri ne nañu dëkkuwaay dafa bokk tamit ci mbirum santé naka la noonu mun a amee. bon maa ngi lay gërëm ci invitation bi kontaan ci trop laaj bi nga ma laaj dafa fekk ne ñu dugal ci loxo ci liggéey bi boo defee histoire architecture wala urbanisme tugal dañuy woy hygiéniste yi ay médecins la ñu woon dafa mel ni sax médecins yi ñoo inventé urbanisme xam nga métier boo gis dafa am day juddu médecins yi ñoo ne naaj ak ngelaw war na dugg ci kër parce que Paris Europe développement industriel avec la classe ouvrière seen dëkkuwaay baaxuloon ñuy feebar tuberculose et cetera médecins yi ñoo ne ngelaw ak naaj di dugg ci kër foofu la urbanisme soso mooy dëkk yi naka lañ koy liggéeyee ba naaj bi ngelaw luy ëff génne feebar kon nga xam ne science de l'urbanisme et de l'architecture yi wérgu yaramu nit moo tax mu tax kon nag loolu lu bees boo demee nag ba fàtte ko bu dara ñëwee dafa la koy day ñëwaat taxaw bu mbas yi commencé mois de mars sama liggéey yëpp dama ne genn wàll gi dama ko consacré Covid-19 ci sama benn liggéey bu may def régulièrement mu koy jox sama mbokki architectes yi mu nekk benn forum de réflexion dama ci bindoon ne droit de concevoir et de fabriquer les masques mooy wane ne man samay masque maa koy xalaatal sama bopp ñawal ko sama bopp passé ko fóot ko di ko sol mu commencé ci sama bopp déjà mooy yokk ci ne devoir de porter des masques action républicaine citoyen war na am masque boppam mais takk masque am républicain la kooku bi mois de mars commencé laa lancé boobu idée ma nekk ci nag di liggéey ba ma jógee ci masque yi ma dem ci habitat ne fi mu nekk nii hôpital yi Chine en 10 jours rek tabax na hôpital. man ne ñun sénégalais architecte du ñu xaar ku ñuy wax dañu tabax en 10 jours ma commencé ci liggéey li ma ci liggéey yëpp bind naa ko yónnee ko au gouvernement ministère de la santé ministère de l'industrie ak ministère de la culture war leen ne léegi du ñu xaar ku ñu ko commandé préfabrication la ñu war a def ba ci kër gu nekk terrasse bi parking bi place publique muy zone urbaine zone rurale je dis plus urbain ma def ay maquette yëpp mu ngi nii pour wane ne kenn warul ñëw nit di ko tëj ci këram mel ni prison war nañ ko tabaxal lu bees lu gën a rafet sax fu mu dëkkoon pour mën a nekk ci foofu te kenn du ko tëj bu nekkee ci nekk war a am courette mais yooyu yëpp doxagul or temps bi ñu nekk ni amuñu temps réflexion dañu am temps de l'action mais corrective c'est-à-dire boo defee action mën nga ko corriger mais di xaar bu mu paree mënul dem actuellement vaccin bi ñëpp nga koy wër habitat
war nañ ci taxaw léegi parce que post-Covid-19 parce que mooy loo liggéey ci pendant la crise moom ngay génnee après. mais boo deful dara. yow bokkoo ci post-19 ni ñuy liggéeyee di seet vaccin bi noonu la ñu war a seet liggéey masque yi di ko évaluer man maa vice-président la normalisation du Sénégal maa bokk ci ñi jëkk indi norme AFNOR Sénégal pour ñu commencer di ko normaliser pour ñu xam la méthodologie de la normalisation xam critères yi ñu war a am ci masque yi mais bu ñu demee ba dox 3 mois ñetti weer war nañu ñëwaat est-ce que norme war nañu ko réviser mais révision mooy naka nit ñi naka lañ koy solee est-ce que am nañ ci confort parce que ñu ngi wax nit ñi sol leen masque mais est-ce que masque bi am na confort ci foofu laa war a def sama intervention wane ne masque bi ci boppam war dañ ko évaluer xam ne est-ce que nit ñi am nañ ci confort la def bu ñu ci amulee confort ñu modifier ko léegi dinaa def démonstration wane ne masque naka la war a mel ci dëkkuwaayu Sénégal ak tàngaay bi. Pape Coumba Lo gis nañu ci réew mi yow da nga liggéey lu bari ci mbirum environnement liggéey ci mbirum littoral liggéey ci aussi ci mbirum architecture nee nañu Dakar ville polluée la te ñu bari tey bu ñu feebaree yenn saa dañoo am problème xëtër maanaam dënn bi ndax pollution bi nu mu bari ci réew mi ak gaz yi ak kii yi nu mu gi te air bi dafa baax ci mu dugg ci capitale bi pour ñu mën a noyyi est-ce que tëggaat dëkkuwaay yi jar na ko ñu xoolaat ñu xalaat ci bu ñu génne ci lii yenn genre façon kër façon néeg la ñu war a am pour que feebar bi ma bu ñu ñëw toog ci kër yi parce que gis nañu nit ñi bu ñu maanaam vivre ci kër yi yenn saa dañuy bari da gis benn néeg moom ay ñeenti nit juróomi nit te feebar bi dafa bañ loolu. waaw léegi nag merci mu nuyu sama nattaango Mbacké commencé rek ci moom fi mu commencé daf ne dëkkuwaay dafa bari war a am ngelaw war a am jant war a am ndox tuuti aussi parce que ndox ci la bokk te société yi li ñuy wax yooyu ngelaw jant ndox ak li ma ci yokk mooy suuf bi ñu tabaxee moom la yàlla njëkk sàkk ci àddina bi yàlla dafa defar yooyu yëpp ba mu normal suñu wax def ko ba nga xam ne presque aljanna la woon mu soog di ñu indi léegi nag ñun ci yooyu la ñu war a gëstu pour xool tey ci biir mbas mi nan la ñu fexe ba suuf soosu ndox moomu jant bi ak ngelaw li ñu mën ko def ba nga xam ne tey ñu joxe réponse ci Covid bi léegi Mbacké wax na ci ne ak li nga wax léegi ne ngelaw dafa laaj ngelaw noyyi ci gannaaw noyyi bi ñuy war a noyyi ci biir kër yi sax am na nu mu waxee ni ñu noyyee ci biir masque bi parce que même masque bi am nga noo war a noyyee. am na ñoo xam ne yenn mag yi suñu solee masque léeg-léeg dañuy xaw a fat. dañuy fat man sax léeg-léeg su ma solee masque naa fat su ma doxee tuuti masque bi tàng ci biir su ma génnee ngelaw li mu duggaat sama dënn am na ay tàngaar yoo xam ne peut-être naa sentir ne je suis à mal à l'aise te ñu mag ñëpp dañ koy sentir donc léegi nag suñ ko yóbboo ci kër yi kër gi soo nekk sa biir kër war nga féex war nga noyyi sa dënn war na mën a génne ngelaw li dugal ngelaw li ni ko neexee te du ngelaw yoo xam ne dafa pollué Dakar moom ñëpp xam nañ dafa pollué Dakar moom du dëkkuwaay la preuve ku génn Dakar tuuti dem ci fi ñu tuddee àll bi nga génn Dakar rek 70-80 kilomètres Dakar danañ gis yaa ngi noyyiwaat sa yaram ngi doxaat te nit ñi ñuy njëkk ñi sax ñuy njëkk ñi danaan seet nu ñaan dundee ñuy njëkk ñi dañaan dëkk fu yaatu dëkk fu féex dëkk foo xam ne yenn sax dañaan borom kër sax dafa am moom kenn néegam xale yi ku ko soxla ñu fekk ko ci néegam te loolu moo doon fi ñu toll ni confinement bi ñu wax ni nañu protéger mag ñi ëllëg mën nañu fexe ñoom Mbacké xalaat architecte yi ni ñu fexe ba nga xam ne suñu defaraat kër yi mag ñi am seen i néeg ñu leen di protéger di leen jox ñu fay lekk ñu am lu ñu lekkee loolu yëpp il faut ñu delluwaat suñu cosaan ñu gëstuwaat suñu cosaan ni ko Mbacké waxee pour que après Covid bi ñu seet nu ñuy amee kër yu baax yoo xam ne mag yi daan ci nekk à l'aise mu am ngelaw de pare aussi ñu tabaxee ko anam yoo xam ne du cher trop man nag Mbacké yàgg nañu liggéey ci affaire matériaux locaux am na nu ñuy tabaxee loo xam ne foo mënti nekk Sénégal mën nga tabax ci anam yoo xam ne du la gaañ trop donc mën nañu dugg ci loolu après. waaw loolu loo xalaat Mbacké léegi dañ naka lañ mu teggaatee dëkkuwaay yi mu adapté wu suñu culture adapté wu ci santé bi am ci nu mu waxee ngelaw bi am ci kër gi peexaay bi am lumière bi am fekk parce que les constats bi ñu dañuy tabax ay kër xam ne day tëju du am lumière ngelaw bi du circuler bu baax te nañu bu ñu feebaree bu ñu fa nekkee 10-15 dañu mun a wallante feebar bi. xam nga
architecture dafa commencer d'abord ci deru nit première enveloppe nit mooy deram deuxième enveloppe nit mooy yére yi troisième enveloppe bi mooy kër gi donc ñett yooyu moom ci architecture lay liggéey bu ma liggéey trop damay lox bu ma tàngee trop damay ñax bu ma liggéey trop bu ko sama yaram mënul supporter ma sol yére bu ko sama yére mënul supporter mu dugg ci kër xam nga loolu yëpp mooy loolu système la quoi confort nit dafa nekk système ba tax na booy liggéey kër aussi comme maquette yi ma def nii dama ko delloo cosaan xam nga néegu ñax fu nekk da nga nekkoon li ñu woowee modulaire néeg boo gis dafa nekk néegu boppam ci diggante yi am air néegu ñax ba ci boppam air bi di ci dugg di génn bi ñu ñëwee jël ciment tabax daal di dankaloo ñëpp xam nga foofu li ñu changé ciment bi moo ñëw bàyyi ñax bi bàyyi yëpp rek daal di dankaloo nit ñi terrain bi parcelle bi 10/15 cour ëtt amatul mais bu ñu wax ëtt li koy symboliser mooy garab bi ngay def si duggu kër loolu mooy ëtt fi dëkk bu tàngaay la nit ñi ñu ngi ci biti Europe dafa sedd nit ñi ñu ngi ci biir c'est inversion la nga jël modèle européen def lotissement dankaloo nit ñi dugal ci biir et puis ñu def ay étage ngelaw du jaar naat du jaar ngay dépenser courant di def climatisation mooy wane ne dañu nekk ci perte boo xam ne antanuñu ko mbas bi nag dafa ñëw léegi nag pour leeral yi fi nag confinement bi ñuy wax xam nga bu ñu naan confinement la nature ci boppam moom mooy wane li confinement boo xoolee garab ni mu bindoo dafa am taat am ay car ba ci xob yi mais demal ci sa biir poumon nga xool garab moo nekk ci biir. ba alvéoles yi ñuy wax ba foofu am échange gaz carbonique ak oxygène mbas bi coronavirus foofu lay dem bloqué ko mu am inflammation ba dootoo mën a noyyi donc la nature est confinée c'est que ñun suñu dëkkuwaay moo confiné wul kon nag dañu war a jàng nature bi ni mu bindoo li ñu wooyee autosimilaire wala arborescence comme arbre rek boo ko seetee suñu poumon mu ngi fa boo demee suñu deret arborescence la boo demee suñu système nerveux arborescence la boo demee ci biti xool sax géej ni ñuy woowee fleuve ak rivière ni ñuy doxee arborescence la même éclair bi jógee ci kaw arborescence comme la nature dafa am benn géométrie intrinsèque et fondamentale kon nag suñu dëkkuwaay war na am géométrie ni ñu ko woowee fractale c'est-à-dire que autosimilaire loo ci jël rek day niroog leneen li kon nag dëkkuwaay mënatul nekk boîte sucre xam nga boîte sucre jël boîte rek dugal ci biir sucre loolu noonu la ñuy dëkkee kooku c'est minéral mais le végétal ne fonctionne pas comme ça le biologique ne fonctionne pas comme ça donc léegi corona bi dafa ñu delloo si ñu jógee ci cristal bi comme boîte sucre jël parcelle rek dugal ci bâtiment mu mel ni ngay jël ay orange ak ay nen nga dugal leen ci benn panier ni vidéo yi ñu am ci seen biir vidéo yi mooy foofu la ñuy respirer tubaab bi nag dafa jël rationalité tabax lépp ba dara du dem léegi dañu delloo suñu xalaat ci la sphère la terre elle est ronde ma tête là elle est ronde dans la nature y a que le minéral moo am ay angle mais liy dund lépp amul angle droit corona bi dafa ñu rappeler léegi nañuy def comme la nature bu ñu bëggee confiner nag mu ngi mel ni garab rek boo jëlee benn branche mais branche boobu bu dem ba ci biir ba ci fruit bi il est confiné sama néeg il est confiné mais ni ma ko liggéeyee amul isolation donc nañu war a jëlaat géométrie de la nature pour tabaxaat suñu dëkk yi. léegi bu ñuy tabax kër yi xam nga avant man bu ñu nekkee xale Fuuta kër yi banque war a doon tabax. dañuy benn paille indi benn case defar ko gars yi def banque néeg yi du tàng du sedd. température bi am rek da koy adapté wu. léegi dañu constaté fii suñu réew mi maanaam réewu taax yi. ay endur la ñuy tabax ak ay zinc yenn saa ak ay tool ak yooyu. est-ce que kii bi Covid bi am wane réew bu nekk dafa compter ci propre force am yaakaar nga ne war nañu gën a mën a xalaat matériaux bu ñuy tabaxee suñu kër yi léegi ñu gën ci bàyyi xel parce que réew yi bu ñu tëjee seen frontière mun na am dañu war a tabaxee suñu kër ñu ko am. loolu la Mbacke wax léegi mooy dañu war a dellu ci nature bi gis nga nit léegi dañu fàttali ñun on est naturel nit ñi ci nature bi lañ bokk
ay ma la wax xëy na ay mala yu gën a évoluer yenn mala yi lañu moo tax ñu nekk nit moo tax ñu am xel te suñu xel yàlla daf ñu ne bi mu wàccee li ma waxee suuf ndox xeer yeeg yëpp a pare ba sàkk nit dafa na ko iqra bi ismu rabbika mooy xoolal dëkk bi ni ma ko tabaxee bi mu nekk aljanna bi ñuy wàcc adduna bi aljanna la woon léegi nag suñu xalaatoon ni ko yàlla tracé mooy nature bi waruñu juum suñu doon dund naturellement defe naa duñu feebar man day am na lu ma sa maam jàngaloon ne tant que yaa ngi ci biir nature bi feebar dina la jafe léegi nag ñun defe naa dañu commencé couper nature bi moo tax maladie yu bari di commencé génn mooy amatuñu ngelaw mënatuñu toog ci keppaar dootuñu naan ndox mu set ay ndox moo xam ne dañu ci def eau de javel la ñuy naan ak leneen ak leneen ba yegg sax tabaxaay ni ko ni ñu tabaxee ni ko Mbacke waxee léegi dañuy def ci ay boîte de sardine dañuy ni ñuy tegalee sardine yi noonu ci biir boîte bi noonu la ñuy tegalee nit ñi ci biir appartement yi noonu la ñuy tegalee ci biir studio yi noonu lañu kër yi amul sax fooy jaar pour génn dugg sa kër dem feneen léegi nag société sax xëy na mbasi woon nañu ko ñi nga xam ne ñoo gën a sori nature bi dëkk yi nga xam ne ñoo gën a sori nature bi foofu la ëppee ñuy dee même Sénégal fii soo xoolee dañu naan Dakar Thiès la zone la plus polluée la plus loin de la nature mais soo demee ay Fouta dem Jolof dem Kédougou nga xam ne gars yi ngi dugg ci nature bi ngelaw di circuler muy tàng ñuy dund ci nature bi ñooñu la mbas mi gën a musal même Afrique sax société parce que peut-être dañuy dund ci nature bi moo tax mbas mi gën ñu musal léegi nag ci biir mooy tabax bi ma wax tabax bi bu yàgg dañoon tabax naturel nit ñi di dund naturel te tey man géologie laa jàng donc suuf ak ndox laa jàng li ma ci jàng yëpp mooy foo mënti nekk mën nga fa tabax li nga bëgg soo gëstoo xeer yi fa nekk kenn waratul tabax dem di jëli xeer 15 kilomètres wala 20 kilomètres wala 30 kilomètres parce que non seulement day wàññi kii bi day wàññi coût kër gi li muy jar donc xeer yi la wër nga formé ci xale yi ñu mën ci jàng mën ko jëfandikoo defar kër yoo xam ne dafa ànd ak nature bi parce que dëkk boo gis suuf si ak nature bi dañoo ànd donc ni ñu fay dund ak suuf si am na lu leen boole soo li ñuy wax bu yàgg sax dañu ma wax ne soo xawee feebar sax soo delloo sa suufu maam da nga wér léeg-léeg yow pël yeeg tukulóor yi léegi dañuy jël tout suuf def ci ndox na la naanal parce que suufu maam la donc yàlla dafa créé argile sax yenn saa boo feebaree boo ko naanee day waaye mu ngoog argile donc sa yaram ak suuf si ak ngelaw li la wër ak garab yi dañoo nekk benn léegi nag soo ñëwee fu mel ni Dakar wala Thiès wala Europe dana léegi daal man ciment laa tabaxee ciment c'est très artificiel ñëpp xam nañ dafa tàng jër au plan environnemental am na ay conséquences yoo xam ne vraiment médecins yi mesuré nañ ko ak tëjuwaay bi nga seet xale boo xam ne dafa dund ci appartement màggee ci appartement wala yow sax soo nekkee sa appartement ni ngay xasee ak soo génnoon dem Fuuta ñu daal la ci keppaar gi nga jaaxaan naan soo espace beeg nit ñi da ngay dundaat donc loolu la ñu wax ne tey xëy na suñu doon dund naturellement ni ma ko doon waxee Covid bi dina wàññi. mais est-ce que yaakaar nga ne fii ci Ndakaaru war nañu mën a matériaux tabaxee ko kër yi fii nekk moins cher adapté wu ci climat bi adapté wu ci réalité culturelle yi parce que dañoo constaté que fii boo bëggee tabax fii kër Dakar bu la laajul 40-50 millions doo ko def alors que ñu bëri xam dinañ buñ fekkoon da nga dem ci matériaux naturels yi mën nga fay yenn saa xëy na moitié boobu sax du ko jox moitié wala tiers bi loolu architecte mën nañu ko wax mais Dakar question d'espace la Dakar aussi gars yi dañ ne ku tabaxul ak ciment rek question complexe sociale la ku tabaxul ak ciment dañ ñaan defoo dara mais man même Jolof ba nga xam ne fa ma dëkk tabax naa fa ak xeer yoo xam ne ci latérite yeeg argile laa ko defaree mais bi ma koy tabax ñëpp dañu waa ji day kii day dafa nay dañaan kii dafa nay kii day directeur bu nay la wala kii day moom nit koo xam ne moroom yaa ngi indi béton ak fer rek di tabax moom muy jël ay xeer yi di dajale mais dama war a def démonstration pédagogique parce que d'abord damay jàngale deuxièmement dama yore structure boo xam ne mooy gëstu nu ñuy tabaxee nu mu gën a mooy chéré nu mu gën a baaxee ak nu mu gën a dëgëree ba nga xam ne aussi day adapté wu ci nature bi donc man mu woon ñëw di def li nga xam ne man maa koy tere donc moo tax ma commencé def loolu dégg naa ci lu nekk dégg naa ci ay xas dégg naa ci lu nekk kii kay moom mais kër googu soo ko bëggoon tabaxee parem Jolof tey muy jar 30 millions
mais li ma ko tabaxee foofu matul 7 millions te kër gu baax la dëgër la suuf sedd guy fexe ba jël jant bi sax laa jël énergie solaire laa jël boole ko ci kër ga muy tàkk donc soxlaatuma di jël ay courant bi nga xam ne Arabie Saoudite li ñuy jëlee pétrole di ko et cetera loolu yëpp ay gëstu la yoo xam ne biir Dakar suñu amoon espace je pense que Dakar amatul presque espace mais suñu génnoon tuuti Dakar li wër Dakar ñu jël espace yooyu conformément ak ni ko président bi waxee ñu def ay 100 000 logements sociaux adaptés à la nature et adaptés à la bourse des Sénégalais yooyu moom c'est totalement possible te ñu gëstuwaale ci dugal ci li sama naataango Mbacke wax léegi mooy ñu adopté ay méthodes yoo xam ne day répondre à notre environnement culturel à notre environnement social ba nga xam ne ëllëg mag su nekkee ci néegam la il est isolé amul bruit amul dara dañ koy gérer bokkul ak kër yi nga xam ne tey appartement yi mag ña xale yëpp jaxasoo. donc loolu yëpp war nañ ko seetaat donc méthode de construction yi ak modalité de construction yi ñuy wax architecte yi dafa war a ànd mënuñu ko séparer. te loolu yëpp dafa war a ànd ak nature bi ànd ak suuf si ànd ak li ñu bëgg ñun ci suñu santé li ñu bëgg ci suñu environnement. justement Mbacké projet yu nguur gi am ci ay tabax. waaw tabax yu bees gis nañu feebar bi am matériaux yi dina yokk xam naa ne feebar bi dina yokk lu bëri. est-ce que li ngeen di liggéey yéen matériaux li ngeen liggéey am na approche bi ngeen am ak nguur gi pour xool bu ñu tabaxal Sénégalais tabaxal leen moins cher et mieux. waaw xam nga tabax moom damay jël exemple léegi pyramide Égypte yi 4500 ans ba léegi kenn xamul naka lañ ko liggéeyee te xeer la quoi. te amul benn fer. forme bi moom dama woowee moom moo koy woowee tas de pierre ak tas de sable la boo jëlee suuf nga tuur ko day jël forme pyramide d'Égypte donc c'est une forme naturelle ñoom ñu jël ko def ko xeer mais ba léegi mënuñu la ne naka lañ ko liggéeyee xeer bu ci nekk rek 3 tonnes la du dëgg mooy wane ne xam-xamul tabax am na science de la construction dafa am bu ñu nee science de la construction nag mais bu ñu nee léegi dañuy def 100 000 logements dañu war a ñëw teg ci table yi science de la construction maag Gumbaloo boole nañu ci commission yi commission innovation mooy yeesal daal yeesal mais yeesal nag day tax nga seet li aada bi defoon ak moderne bi ak colonial bi xam ñett yooyu mooy suñu typologie. habitat traditionnel mooy suñu aada tubaab bi ñu fi ñëwee am na lu ñu fi tabax mais ñoom bi ñu ñëwee dañu jël xeer yi basalte ak latérite tubaab yi dañuy def matériaux locaux dañ koy fàtte ah. mairie Dakar dama xool mur bi rek 50 centimètres épaisseur la dëgër nag ba tàngaay du fa dugg mais boo jëlee mairie bi ak hauteur ci kaw 5 mètres nga ñëw def foofu plafond 3 mètres 2 mètres mais da ngay am tàngaay parce que volume d'air bi dafa bokk ci liggéey bi mais boo jëlee kër wàcce ko plafond bi ba 2 mètres 50 mais amatoo air du dëgg donc volume d'air boobu dafa am solo aussi hauteur sous plafond dafa am solo loolu yëpp dafa bokk ci confort et puis yooyu it ngay échanger nit ki day échanger mu mook bâtiment bi léeg-léeg nga tàngal trop génne vapeur d'eau mur bi ci boppam jël vapeur d'eau boobu ko confort la ci yow léeg-léeg nga mu sedd ngay bëgg a lox mur bi ci boppam jox la tàngaay donc dañu am échange entre mur bi ak nit ki mais matériau boo xam ne amul échange ak yow isolant la kooku du dem mu mel ni moquette yi rek moquette da nga moquette dañ koy fàtte mais moquette isolant thermique la loo climatisé sedd bi du dem ci dal bi. loolu defee moquette bi da koy assombé. daf koy bloqué ba tax na moquette bi day indi tàngaay. mais moquette baax na ci dëkk bu sedd. nga dëkk bu tàngal jaru ko. mukk fi mu nekk di président jëloon décret rek ne kenn dootu def moquette Sénégal nga gis te facture Sénégal yëpp day wàcc. wàññeeku. dama ne bu jëloon décret ne kenn dootu utiliser moquette ci Sénégal rek nga gis ne climatisation bi day dugg ci mur bi dugg ci nu ñu koy wax ci bâtiment bi thermostat bi wàññi. ce qui fait que day sedd mais boo jëlee moquette tapissé ko climatisation bi dootul dem ci béton bi pour mën fa sedd moom day nekk isolant. gis nga wax ji de. waaw. pour dire que il faut ñu jël construction tabax def ko science bu ñu ko defee science du am lu ñu ciy jël. mais est-ce que góor gi tabax yi ñu tabax leen di consulter boole leen ci seen xalaat dañ koy jëfandikoo wala déet. bon li may wax toujours mooy Sénégal amagul système d'innovation. am nañu bonne volonté mais boo amulee système d'innovation wax ji du sotti wax ji du neex parce que kenn du ko capitaliser day dugg fii jàll fu dem fële système d'innovation mooy lan am pôle boo xam ne recherche moo fa am recherche mooy
masque bi di ma ko liggéeyee fexe ba bu ma ko defee nii muy niroog bekken sama bekken bii ça day respirer. waaw day noyyi. day niroog xam nga day niroog bekken. xoolal fii. fii la ngelaw luy jaar. mu am volume d'air bu may nokki xoolal muy dem di ñëw mais masque yeneen dafa ñëw tafu. ci bakkan bi ci bakkan bi. mu fàtt di ñi. tafu donc dafa war a nekk chambre à air. ci biir dafa war a am air te du laal sa bakkan du laal sa gémmiñ bu ma gisee nit ñi di wax di dindi masque xam nga maa ngi ko takk mais mënuma gérer ma wax. te bu ma respirer day dugg. bu ma kii mu génn bu génnee tàngaay bi day génn ci ginnaaw nii. bu ma respirer day duggee nii bu ma expirer day génn ci ginnaaw. du dem di ñëw nii day. et cetera donc ça veut dire que il faut que ñu penser scientifiquement masque yi bii nit ñi sol di dem kooku c'est dans une chambre climatisée dans une salle d'opération. mais kii masque Sénégal la yaa ko defar. maa ko defar mu tudd ko masque chambre à air. day respirer te masque bi aussi mën nga ko. assorti ak sa yére. c'est-à-dire que masque bi dafa war a nekk loo xam ne dañ koy banaliser tel que. esthétique mu mel ni cravate mel ni sama chapeau casquette bi wala sa montre kenn du wax nit na nga sol cravate par force. il faut ñu dem ba masque nekk lu ñu banaliser mais bu boobaa nag masque bi dafay ànd ak esthétique dafay ànd ak confort am élément de protection parce que protection mooy dafa am contradiction entre filtration du coronavirus. et la respiration. mais ñaar yooyu dafa am contradiction masque bi ci boobu war na wane boobu contradiction am rigidité supérieure nii pour infiltration bañ a dem mais am souplesse inférieure pour la respiration mais loolu boo ko li ma wax nii boo ko analyser ci beneen doo ko gis. donc il faut que le débat sur les masques il faut que ce débat ait lieu ce débat n'est pas lieu. On dit aux gens, habituez-vous à mettre les masques, mais c'est inconfortable les masques que nous avons. C'est pas fait pour ça. Il n'y a pas de masque universel. Il y aura le vaccin universel de l'être humain, mais les conditions de vie des gens n'est pas universel. Donc je ne peux pas imaginer qu'il y ait un masque universel. Ça n'a aucun sens. C'est comme si un habit universel. Ça n'existe pas. C'est comme si une architecture universelle. Mënul nekk mu mel ni lekk bi nit ñi lekk nekk universel mënul nekk. masque bi aussi ci boppam mënul nekk masque universel. donc il faut que ñu am ce débat sur les masques. xam nga sax wax nañu ci mbirum circulation air bi ci mbir Dakar. waaw ak pollution bi fi am. waaw yow liggéey nga lu bari ci ay littoral. waaw liggéey nga littoral Maroc. waaw liggéey nga littoral bi xamante ne moom moo nekk Angola. wala tey gis nañu corniche bi. waaw tabax yu ñu tabax yooyu. waaw ñu bëri nee nañu tabax endur yi. waaw day tax air bi di dugg biir Dakaaru. waaw ñu nekk biir duñu mu noy. parce que am na benn étude bi fac de science defoon am na fan yi yàgg na yenn années yi. dañoo constaté woon. Sandaga. centre ville. c'est le lieu le plus pollué à Dakar. waaw ñu bëri commerçant yi dañu am problème pneumologie. dañu am ay problème bu xëtër. apprenti yenn saa dañuy daanu kenn du xam leen daan ndax gasoil bi. moo leen tax ñuy dee xamuñ la moon rey. lan lañu ñu constaté tamit contraste bi mooy boo demee côté Almadies côté Méridien Président. foofu la ñu fa nekk la am moins de problème pulmonaire. parce que air marin bi dañuy dugg. lan la ñuy war a jël léegi ci corniche bi gën ko tëggaat. pour que air bi gën a dugg santé population bi nekk ci biir Ndakaaru gën a am njëkkital. xam nga loolu problème mu am na architecture ci biir am na urbanisme ñu ngi fàttaliku président Senghor daf ne woon bu kenn tabax ci corniche bi ba tere ñeen ñi di fa yegg wala tere ñeen ñi bâtiment yi nga xam ne dañuy tabax ba nga xam ne bâtiment dañuy muur carrément corniche bi ba pare encore gars yi def na ay bâtiment yoo xam ne béton la yu dëgër yoo xam ne amul ngelaw donc gars yi dañu nekk ci biir mais duñ profiter réellement de la corniche da ngay dem yeneen dëkk corniche yi dañuy def ne corniche yoo xam ne dañ fay defar tabaxawaay yoo xam ne mën nga ko démonter noonu neexee te day gàtt yaatu nga profiter ci climat bi moom ay palmier soo seetee film yu yàgg yi soo doon xalaat Haïti Java soo gis ni gars yi doon dundee su ñëwoon ne Haïti wala Java wala Sumatra mais ay kër yu yaatu yu wàcc suuf palmier yu garab yi wër leen ñu nekk ci biir nature bi ñun nag suñ corniche bi malheureusement bu yàgg dañuy wax le Cap Vert mais on est devenu le Cap de béton.
fépp foo dem béton la da nga fan yi président di wax ne dañ fexe suñu tabax ñu si dugal ay garab xëy na dafa bëgg a dellusiwaat ci suñu Cap Vert boobu ñu doon wax parce que soo daan jógee Mauritanie soo survolé wala nga jël bateau soo ñëwee da daan jógee ci désert bi seen pointe du Cap Vert Cap Vert ay garab rek la woon yëpp forêt la woon man maa ngi fàttali sax bi ñu ngi nekk xale Mbacké porte millénaire bi y avait une forêt c'était une forêt classée soo yéegee Fann ba léegi ci biir Fann am na benn espèce forêt boo xam ne gars yi dagg nañ ko mu jeex forêt boo xam ne mooy fi canal bi jaar autour de ça gannaaw pharmacie Fann bi gannaaw temps yooyu tepe Cap Vert moo amoon man sax mas naa réer ci biir forêt ba ma nekkee xale donc loolu yëpp garab yëpp dagg nañ ko amatul garab amatul ñax léegi nag garab yooyu ak ñax yooyu dañ daan loolu nit ñi parce que ñëpp xam nañu oxygène bi garab yi génne ba pare naan na ko tudd gaz carbonique bi. moom garab moom gaz carbonique lay dundee. loolu tax yàlla li ñuy wax ak nit yàlla sàkk ne nit ak garab dañu war a ànd ñun li ñuy génne ci suñu xëtër yi moom la garab yi dundee. garab yi aussi li muy génne moom. daf ñu koy jox ñun moom la ñuy dundee. léegi nag yow nga imaginer dëkk boo xam ne amul garab ñu dagg garab yëpp teg béton te li ñuy wax tubaab bi Mbacké wax na ko léegi dafa jëloon basalte bi ak latérite bi ak à la limite soo léegi ñu ne pierre de Rufisque. parce que calcaire bi moo nekkoon Rufisque tubaab bi dafa tabaxee xeer yi nekkoon ci wetam la jël Cap Vert yëpp mu ne mi ngi lay wax léegi ne présidence de la République pharmacie nationale d'approvisionnement SEREC ci boppam soo ko tojee ak na ko direction douane xeer yu ñuul yi nekkoon ci corniche bi lañ doon toj di ko tabaxee. parce que tubaab bi bëggul tabax bëggul dem jëli li muy tabaxee. à 10 15 20 bu ñu nar a tabax ay kër maanaam ville bu nekk. ville bu nekk war nañu xool matériaux yu nekk foofu. suuf sa fa nekk. suuf sa ñu tabaxee ko. moom lañ koy tabaxee. ñu bañ a importer ciment bi jógee Ndakaaru dem. voilà di tamit di bokk ci coût de fabrication bi. gën a bëri imagine nga jëlee fii ciment di ko yóbbu ba Kédougou pour tabax te Kédougou am na fa xeer yoo xam ne. tonne bi di dem ba 70 000 80 000. waaw mu nga alors que Kédougou. am na xeer yoo xam ne fépp Sénégal ñun wër naa Sénégal yëpp moi j'ai la carte géologique fi nga xam ne fépp fu am suuf ak xeer ak ndox xam naa ko donc xeer bu nekk fa mu nekk mën nga ko gëstu ba nga xam ne ciment bi soo neexee doo ko utiliser parce que am na yoo xam ne ban Égypte xamuñu woon ciment. ñu defar nañ seen espèce ciment bopp ban lañ jël ak grès vallée du Nil moom lañ defar seen pyramide yi les Aztèques ak Inca yi xamuñu woon ciment mais amoon nañ seen ciment bopp bu ñu tabaxee yaa ngi wax léegi Fuuta bala muy am ciment ban la ñu jël banque bi la ñu jël am na façon ban boo xam suñ ko tooyalee ak nu ñu koy woowalee mën na nekk ciment te dafay yàgg donc am na ay ciment liant la rek mooy nga amay xeer am loo leen boole léegi nag tey suñu jamono ba nga xam ne mënuñu bàyyi ciment sax 3% wala 4% au ciment mën na façon xeer boo am Sénégal mën na tabaxee loolu donc il faut ñu gëstu ci nan la ñu fexee ba dëkk bu nekk ñu am carte ne fii argile la fii calcaire la fii latérite la et ça te xam nañ ko xam nañ xeer bu nekk lu muy jariñ ak nu ñu koy defaree suñu ci bëggee tabax tali mën nañu tabax tali suñu bëggee tabax kër mën nañu ci tabax kër soo ci bëggee def leneen tamit gëstu la rek li ñuy wax yàlla def na lépp ba la ñuy ñëw nañ gëstu suñu xam-xam dellu ci yàlla dellu nu mu ko defaree ñu xam ko boole ko bon parce que même tubaab bi li ñuy wax am na lu ñu tubaab bi jàngal. mais li ñu tubaab bi jàngal baax na pour moom dëkkam ñun ñoo ko war a fexe ba nga xam ne suñu dëkk ñu seet suñu environnement dañ ko ciy boole mi ngi mel tey nga ne rek garab dama bëgg garab nga topp tubaab bi nga ne bon dama fi indi pommier dama fi indi pin dama fi indi châtaignier mais du mënul am. fii guy la ñu xam ak daqaar ak nepp ak yooyu. ak bentiñi te garab yooyu aussi moo ñuy faj. garab yooyu ñoo ñuy faj yàlla su sane lii garab la mooy garab gu nekk am nga loo xam ne soo ko ci génnee mën na la faj mën na la soo sonnee ñu dàmpale ko wala nga baxal ko naan ko yooyu yëpp am na donc garab mais nag garab lu muy gën a jëriñ fii comme ñu ngi ci mbirum urbanisme ci corniche bi lañu nekkoon il faut que corniche bi delluwaat ci garab yi. même suñu tey suñu defar un plan d'aménagement de la corniche ñu prévoir ay garab prévoir le minimum de béton ba pare utiliser des pierres naturelles. te yow nee nga ci corniche bi mun nañu gagner fi ñu nekk ni 300 mètres sur la mer. bien sûr dafa benn corniche bu bees. bien sûr mun na créer hôtel créer lépp foofu. mais projet boobu lan moo tax nguur gi def ko. mais xanaa nguur gi mi ngi ci loxoom je pense que au plus haut niveau dégg nga fan yële
conseil am na ay conseil des ministres bu président yi wax ne dafa bëgg ñu def un aménagement intégré pour la valorisation de la corniche aménagement yi ko tuddee programme d'aménagement intégré et de valorisation du littoral noonu ko tuddee donc littoral waxu yemul rek ci corniche bi day commencer Ndar ba Ziguinchor te programme bu mel noonu dina ànd ak programme boo xam ne fi mu toll mi ngi ci UEMOA boo xam ne aussi dañuy aménager littoral bi de la Mauritanie jusqu'au Bénin donc loolu yëpp c'est de la cohérence mais quelquefois dañu naan du nguur gi moo war a tabax il faut que ay privé ñoo xam ne gëstu nañu am xam-xam am doole ba pare jokkoo ak plan d'aménagement boo xam ne li ñuy wax day am garab am suuf xam nga su ma ne la mën nañ ko delloo parce que ñun jàng nañu gis nañ ne bi ñuy soog di am indépendance wala ay 1945 corniche bi tey romboon na fi mu nekk nii demoon na ba 200-300 mètres ci biir léegi dañ ko seetaan érosion bi di jël ndox mi di jël gars yi tabax muy yàqu ñii di tibb suuf dans certaines zones ni dem di dem ba xam ne fi mu toll dafa faible amatul doole mais pour ñu joxaat ko doole il faut ñu delluwaat suuf si fa mu newoon te tey xam nañ yan xeer moo koy delloo xam na ñu koy tabaxee xam na ñu koy tegee nguur gi waxtaan nañ ci moom man du ma nëbb ne président Macky géologue la comme man am na fu ñu séddoo suñu xam-xam ministre des mines de la géologie géologue comme man am na foo xam ne suñu xam-xam am na fa ñoom ñëpp liggéey nañ ci corniche bi su ma nee lii ak nii xam nañ ne mën na am donc mais nag quelquefois li ñuy wax il faut que mu am que les privés ñëw investir topp ci li politique bi tracé le politique a déjà tracé ses plans d'aménagement il faut que léegi ñoo xam ne am nañ moyen yow man Mbacké ak ñeneen ñu ñëw tracé un plan d'aménagement qui est conforme ak li nguur gi bëgg ñu def ci xaalis ba pare mën ci génne xaalis parce que tey soo yéegoon 300 mètres nga dugal xeer yi ci biir ndox mi 300 mètres nga am plateforme yoo xam ne mën nañ ci dëkk dina tax tey Dakar dootu xat bu mel noonu ñu defar ko nag anam yoo xam ne ku ko gis ci Sénégal xam ne ñun marocains yi ak japonais yi ak hollandais yi ëppale wu ñu dara mais ñoom li ñu xam ñun xam nañ ko mais dañ ko war a adapté ci suñu nature adapté ko suñu environnement adapté ko ci besoins wu sociaux ak besoins politiques gu dëkk bi donc loolu la donc c'est ça qu'il faut faire. Mbacké ci loolu loo ci xalaat yow en tant que architecte. waaw ci aménagement corniche bi ci tamit surtout impact moom ci santé nit ñi. bon président Wade lancé woon na fi projet bu ñu woowee promenade des Lions. mais promenade des Lions mag gumbaloo liggéey nañ ci ak suma collègue Thiongane architecte ak l'ordre des architectes ñu def aménagement bi boole ci cimetière bi. mais promenade fu mujjee. ah nu mu mujjee xalaat bi Sénégal muy fi xam nga suñu problème mooy action dëgg émission démb bi ngay wax ci économie dañoo xalaat ni mënuñu agir Senghor disait que nous étions les Grecs mais les Grecs voilà c'est la théorie la philosophie mais l'Occident a appliqué les théories grecques alors tu as vu grec c'est une crise économique damay wane ne ni xalaat am na mais xalaat dafa war ànd action sama xalaat ci corniche bi mooy lan mooy triangulation de la ligne de côte bi ni muy dem noonu trianguler ko le triangle c'est une forme indéformable triangle foo gisee ñetti yëf rek boo leen boolee rek kenn mënu ko déformer ingénieurs yi loolu mooy seen base d'équilibre des forces boo trianguler tout le littoral lii dem ci biir géej gi lii dugg ci biir continent bi léegi boobu équilibre da ngay ut équilibre fu géej gi bëgg a avancer bàyyil mu dem kenn du xeex ak moom kenn mënu xeex ak géej gi fu géej gi taxaw nga dem ci biir géej gi comme ni ko suma mbokk waxee léegi il faut que ñu am boobu science di équilibrer force bi ñëw ci continent bi ak boo xam ne ñun mën nañu dem bu fekkee ni mën nañu dem ci ndox bi ñu dem am nañu technique de stabilisation pour dem ci biir bu géej gi avancé ñu bàyyi ko mu ñëw bu yàggee dañu am équilibre mais boo ne da nga xeex ak géej gi mu ngi mel bal boo dóoree day bondé quoi foo def mur rek géej gi ñëwee da ciy dal rek dem feneen yàq loolu équilibre kon nag nañu am culture dem ci géej gi da am beneen culture di bàyyi géej gi di ñëw jeu boobu nag mooy jeu d'équilibre ba tax na léegi architecte buy def bâtiment foofu bâtiment bi dafa war a nekk quel du ñëw stabilisation du ñëw rek cette fondation rek pour boppam day stabiliser moom it le littoral mais bâtiment bi il faut mu am nu mu bindoo bâtiment buy stabiliser. du taxaw nii rek dafa am nu mu war a mel bu waree ni mu war a mel rek day stabiliser
bu ko melul nag day déstabiliser kooku yooyu yëpp ay waxtaan la yoo xam ne boobaa dañuy toog di ko waxtaanee c'est que Sénégal yéen malheureusement comme ni ma waxee sànq rek amuñu système d'innovation innovation mooy ñiy xalaat ñu xam ñii ñooy xalaat ñiy appliquer ñu xam ñooy appliquer ñiy décider ñu ñooy décider yenn saa yi day jaxasoo ba doo xamante kan mooy xalaat kan mooy décider kan mooy appliquer loolu dafa war a leer suñu bopp ba tax na léegi ci littoral bi dañ ko trianguler doole géej gi énergie la énergie bi soit nga valoriser ko récupérer ko mu jox la électricité soit nga dissiper ko ñaar yooyu moo am dëkk yoo xam ne géej gi énergie la dañuy récupérer énergie bi jël énergie boobu dessaler ci eau de mer bi mu jox la ndox mu neex kon nag technologie yi am nañu ñun kay ñooy bu ñu defee aménagement bu jaar yoon yooyu yëpp day ñëw accompagner ko kon nag wane ne dara jaaxaluñu ci xalaat pour defar suñu corniche. waaw dañu gis ci tabax yi. waaw de plus en plus dañuy utiliser briquette rouge. waaw te nee nañu yenn saa tabax yooyu boo ko tabaxee soxlu nga am fer. waaw tuuti ciment rek boo ko amee mën nga tabax kër yooyu. waaw te kër yooyu soxluwul climatiseur soxluwul maanaam yenn saa kii yu tàng bu tàngee kër gi di adapté wu bu seddee mu adapté wu yooyu mën nañ ko gën a développé ci réew mi. waaw am na lu ñu wooyee mbarax tubaab bi di ko wooyee Tifa fleuve Sénégal fële Saint-Louis ci vallée bi noonu ba géej gi xorom si dina lay dugg ci biir fleuve Sénégal ngi def benn barrage bu ñu ko defee rek ndox bi daal di neex rek mbarax ba fa nekkoon daal di tëb bloqué foofu yëpp. Tifa bi. ñu am nañu programme Nations Unies ak ministère de l'environnement fexe nañu ba jël Tifa boobu boole ko ak suuf di def ay briques ñaar yooyu boo leen boolee Tifa bi moom ci boppam dafa am ay bën-bën mu nekk isolant thermique ba pare fibre yooyu di renforcer suuf si kon nag ñun suñu aada dañu doon jël suuf di ko booleeg bouse de vache mooy dissection animale yi mais Tifa bi léegi ci boppam boo ko booleeg suuf si ràbb ko moom da lay jox brique boobu mën nga ci tabax kër def ci faux plafond def ci isolation thermique et cetera donc ñu ngi moderniser suñu aada yi ak des contraintes ci environnement solution yooyu mu ngi ci suñu loxo def nañ ci ay thèse def ci ay démonstration loolu bu ñu ko laajee rek ñu génne ko kon nag day wane ne ñi xalaat ñu ngi def seen liggéey valorisation recherche yi mooy état bi ci boppam lancé mooy programme 100 000 logements yi 100 000 logements c'est une démarche industrielle c'est-à-dire qu'on a de l'échelle on a des technologies donc ça veut dire que yooyu yëpp dafa war a ànd rek saa yu gouvernement bi xalaatee dara rek ne dem seeti gëstukat yi ne leen di luy seen résultat mu jël résultat yooyu la boole ko sa politique industriel yi ñoom seen liggéey mooy fabriquer te industriel bu gisul les recherches gisul volonté politique du investir mais bu volonté politique bi taxawee ne dañu bëgg 100 000 logements gëstukat yi taxaw gumbaloo ak man ak sama gaañ yi architecte Sénégal ingénieur ak yooyu taxaw ni résultat yaa ngi nii industriel du liggéey teg machine rek fabriquer ko du dëgg donc li ñu manqué mooy suñu ñett yooyu recherche fa incitation à l'innovation mooy les politiques ak l'entreprise industrielle bu ñu defee loolu normalisation joxe garantie parce que doon ñëw ne Tifa ngi nii rek gars yi jël ko il faut que normalisation bi wane que lii jaar na yoon que dañ ko expérimenter ba mu jaar yoon norme bi ne boo koy utiliser ni ñu koy defee bu ko assureur yi gisee assurance parce que bâtiment dañ koy assurer bu ko assurance gisee dem seeti bureau de contrôle yi ne leen xoolal ma lii ñoom ñoo xool ko de jaar na yoon banque bi joxe xaalis kan la koy jox industrie bi mu fabriquer donc système d'innovation mooy ñooñu ñëpp ku nekk da nga am rôle mais bu ñu ci fàtte kenn yenn saa yi dañuy innover bëgg di fàtte ñeneen ñi mais doo dem. européen boo gisee ñoom ñu gaaw seen affaire AFNOR bi crise bi commencé rek ci affaire Covid bi dafa réunir 150 experts ñëpp ñëw ne masque bi nii la war a demee ñu lancé ko à travers le monde man maa ngi ko jot ci avec réseau francophone de la normalisation man ñi indi norme AFNOR ci Sénégal ci la bokk ñi normaliser masque bi ci la bokk ak sama directeur général de l'ASN ñoom ñëpp loolu ci la bokkoon mais pour revenir suñu Covid bi rek mooy wane ne que système bi war na dox système d'innovation war na dox système de normalisation war na dox ba industrie yi taxaw mën a jox
ce qu'on appelle l'économie d'échelle. L'économie d'échelle mooy fexe bu masque bi di seeti nit ñi en grosse quantité ba Sénégal sax jël di exporter ay masques am parce que fi mu nekk nii pour le moment dañ ko jox rek aspect un peu artisanal et presque provisoire il me semble que warutul nekk provisoire masques yi dafa war a nekk une économie mais économie boo xam ne compétitive c'est-à-dire que le Sénégal mooy defar les meilleurs masques du monde il faut ñu am ces ambitions là ñu ngi xaar vaccin bi rek ne waa bu vaccin bi na ñëw mais ñu ngi def seen xaalis yi vaccin bi. masques yi aussi dama ci def seen xaalis bu mu génne masque bi nga xam ne Sénégal yi nee nañ biir ñu bëgg ba kenn dootu ko jël di ko def ci sa menton wala di ko def ci di ko foyee ko police baa ngi dàq nit ñi mais loolu kenn du attaqué nit ne ko tagal cravate du dëgg président bu fa demee tey faut ñu attaque cravate xam nga c'est la norme mais bu fekkee ne léegi masque bi léegi ñu ngi ciy xeex ak nit ñi c'est parce que masque bi ba léegi nekkagul loo xam ne c'est conforme aux gens. monsieur Goumbala bu ñu génnee ci maanaam Covid bi post Covid bi ban taxawaay te réew mi war a mun taxaw ci ay innovation yi am ci ay xalaat yi am yu bees ak yooyu naka la mën a tëggaate. waaw loolu c'est très important maa ngi déglu Mbacké suba la ñuy wax innovation mi ngi wax création normalisation donc léegi loolu yëpp loo xam ne da ngay créer lu bees da ngay jëm ci leneen loo xam ne lu bees la xam nga jëm ci leneen lu bees li moo may indil ñun suñu système ni ñu xalaatee yaa ngi naan tout à l'heure chercheurs yi ñu ngi trouvé mais est-ce que politique yaa ngi koy appliqué ay affaires yooyu dama remarqué Sénégal et Afrique en général lu ñu tardeel mooy ñemewuñu demal suñu bopp ñemewuñu lu bees. xam nga innovation mooy da nga ñeme lu bees. innover mooy nga gis loo xam ne jaar na gëstu nañ ko dëgër na bees na nga ñeme ci dugg loolu moo ñu manqué Sénégal ak Afrique en général généralement dans tous les pays sous-développés da nga seet mentalement nit ñi soo déggee ñu ne dañuy am na savoir faire mooy nit ñi jàng nañu xam nañu mën nañu tëgg mën nañu def loolu. am na savoir être mooy nit ñi am na nu ñu mel am nañu fierté am nañu bëgg nañu dara bëgg nañu mais am na xam nga lu ñu manqué savoir devenir mooy ñu dépasser jël suñu xam-xam ak suñu mën-mën ak suñu nekkin fexe ba boole yooyu yëpp nekk nit ku bees nit koo xam ne day xëcc di changer dëkk bi tant que mënuñu changer nag on va rester toujours éternel consommateur. gars yi di xalaat di ñu indil lu Mbacké xalaat wala man Pape Goumbala lu ma xalaat fii Sénégal ñu ne non est-ce que tubaab bi xalaat na ko wala est-ce que tubaab bi ànd na ci. loolu du être complexe psychologique bi. complexe psychologique la bataille psychologique qu'on a perdue. oui une bataille psychologique une bataille mentale qu'on a perdue en Afrique. boo xam ne dafa ñu war a fexe ba ñun ñu defal suñu bopp di xalaat suñu bopp que Mbacké fi mu jàngee ak man fi ma jàngee fa la américain yi jàngee fa la japonais yi jàngee fa la suisse yi jàngee man maa ngi fàttaliku 2011. bi mu amee tsunami yi géej gi di yëngatu. tsunami waaw bi muy yëngatu fële. Japon man demoon naa taw Japon ñuy liggéey may liggéey suñu xam-xam nekk benn ci laa jëlee xam-xam bu bari ci géej gi xam-xam bu bari ni ñuy téye géej gi ak ni ñuy tabaxee ci géej gi yu mel noonu. parce que man ak ñoom ñoo bokk université yi duñu ne université bi pour Mbacké Niang wala pour Sénégal wala pour Tukulóor wala pour ñële xam-xam benn la science elle est universelle te science bi toujours suba ba léegi man koy wax. elle est universelle elle est divine dafa am fu mu làqu ñun ñoo ko war a génne suñu ko génne nag ñu jëfandikoo ko soppi suñu bopp te Covid bi nag woon nañu ne dañu war a soppeeku xaw ma dañ koy wax soppeeku xaw ma soppaliku mais tey gis nañ ne l'Europe est à genoux l'Europe soo ko poussé mu daanu économiquement socialement mentalement ñun nag dañu taxaw fi mu toll taxaw boobu nag moo ñu war a tax tey ñu taxaw suñu taxaw yooyu jóg innover la ñuy wax créer lu bees te créer lu bees suñu matériel yi lañ ko mën a créer lu bees loo xam ne day répondre ay besoins sociaux ak besoins politiques ñu boole ko transformer ko en économie. loolu mais savoir devenir boobu. am lu wax c'est très important mooy bataille psychologique boobu gëm sa bopp génne barrières yi gëm na yow mën nga ci dem mën nga changer mais leader yi bu fekkee ñoom ba léegi dañu am complexe bitim réew complexe tubaab bi yaakaar ne xëy na bu ñu ku nit ku ñuul waxee dara amul solo. te tubaab bi wax mu am solo loolu moo xam nga loolu bokk na ci xëy na moo tardé continent bi ci lu bëri. ci sama liggéey bi. bu ma liggéey masque liggéey habitat architecture confinée dama def sculpture mooy nekk nii. pour la symbolique
de ce qui s'est passé pendant la crise mu proposer mémorial en hommage aux victimes de la Covid. c'est-à-dire que ñu tabax bâtiment bu mel ni masque sargal leen mu nekk mémorial li ñuy bàyyi di ñu xaar bu ñu fi passé di ñu xaar ba Covid bi passé ñu yor comme genre bi mu ngi nii masque bi ci boppam moom laa liggéey mu mel ni masque boo xam day nekk 10 mètres de hauteur pour ak bën ci nekk bu rendre hommage disons aux victimes mais bu Sénégalais di ko gis bu jógee ci mémorial bi ma def benn sculpture transparente aussi boo xam ne day nekk 1,50 m bu ñu war a teg quelque part pour la symbolique ñu xam ne que lii jaaroon na fi les pyramides ci laay toujours lay wax ba léegi 4500 ans la ñu bañ a fàtte te li ci am solo kenn xamul naka lañ ko tabaxee nga nekk tey 2020 ba léegi mënoo xam nag guddeeg bëccëg yaa ngi koy xool mënoo xam ñu ko liggéeyee mais war na ñi fi nekkoon amoon lu ñu xamoon kon ñu ni suñu bu ñu fekkee situation bi war nañu def bàyyi ay traces parce que masque bi tissu la day yàqu mais boo defee ay liggéey ay mémorial def ay sculpture sur le plan symbolique Sénégalais di ko gis guddeeg bëccëg région bu nekk préfecture bu nekk ñu def benn sculpture ñu ngay xool xam ne lii amoon na fi mais kenn du wax daanaam xam nga booy léegi da ngay ne léegi amoon na fi li amoon daanaam est-ce que léegi coronavirus bi amoon na fi daanaam lu ñuy fàtte woon day ñëwaat kon nag léegi dañu war a benn culture du coronavirus li mu jàngal non pas mu dugg ci nopp bi génn fii mais mu am ay traces masques yi day deñ mais boo liggéeyee ay sculpture def ay monuments ñu xam en hommage aux victimes def ay sculpture tekk ci préfecture ak ci quartier yi ñu koy gis guddeeg bëccëg dootoo soxla policier bu ñëw ne leen soxla leen masque il faut que rapport sénégalais yi nekk rapport de civilité d'urbanité que kenn amul xeex defal lii lu ñëpp di comprendre la rek mu dox mais nag pour ñëpp di comprendre il faut mu ay repère visuel mooy sculpture peinture c'est l'art qui est la symbolique qui va renforcer le peuple et j'ai proposé ça au ministère de la Culture qui l'ont bien apprécié pour dire que c'est de la science c'est de l'industrie c'est de la technique culture civilisation mooy loolu quoi culture boo nee culture rek ci biir culture bi am na science am na technique am na art loolu yëpp buñ ko tënkee rek Covid bi ci boppam day nekk suñu loxo mais du ñu nekk ci loxo Covid bi. voilà temps bu ñu am parti woon jeex na. merci la gërëm di leen sant di gërëm. Mbacké Niang architecte chercheur enseignant. di gërëm tamit Pape Goumba Lo professeur. te moom tamit géologue la. xam bu baax du ñu defaree réew mi. yaakaar naa ne bu leen dégloo ci corniche bi liñ ci wax mun naa indi emploi yu bëree bëri. surtout privé yi ñëw investir ci corniche bi. ñu waral la ko ba 300 mètres. tax dañu am corniche bu rafet bu yanj te air bi mën a dugg ci Dakar nit ñi nekk ci réew mi mën a respirer air bu baax. ndaxte pollution bi bokk ni xamante ne bu la Covid bi laal ak pollution bi. yóbbu la bichine. ñu ngi gërëm ñi nga xamante ne ñoo nekk ci technique bi Baba Ndiaye ñu may la nga continuer journal bi jërë ngeen jëf.